ñàkk nañu ay mbokk ci li xew démb Kafountine nga xam ne ab gaal goo xam ne ay ndawu Sénégal ñoo ci duggoon fas yéene dem Espagne ngir jafe-jafe yi ñuy dund fii ci réew mi te ñépp di ko dund nag fas yéene woon dem ci émigration pour ut lu gën loolu nattu dal leen ci ba nee nañ ñu fukki bakkan ak ñeent rot na fa loolu lu bari la te gi ñu gis ni juróomi fan ci gannaaw lu ni mel amoon na fële ci Espagne donte nee nañ ñu ba léegi recensé gu ñu fa ab sénégalais waaye ñu xam ne ay africain lañu te gën saa gàtt war nañoo mat juróom-ñeent fukk ak lu tegal loo xam ne seen bakkan rot na fi ñu koy jaale seen waa kër di ko jaale Sénégal di ko jaale Afrique muy loo xam ne gàcce la ci Afrique ndax jamono ji li am fii président Macky Sall ma nga fële G7 nga xam ne saa suñ fa woowee africain woowuñu la fa parce que yaay président wu ab réew waaye dafa fekk nga yor mandat Union africaine waaye bu ñu la fa woowee dañ la fa woo pour nga peinture ndax xam nañ ni Afrique peesewul sax 5% ci commerce mondial ci économie mondiale kon bu ñu nee juróom-ñaar yi ëpp doole ci àdduna ci wàllu koom ñooy daje bu ñu fa woowee président wu réew boo xam ne ci 25 réew yu gën a néew ci àdduna la bokk yu gën a ndóol ci àdduna la bokk xam nga ni dañ laa woo pour peinture jamono jooje ma nga foofu di photo wu ak chancelier allemand ak président États-Unis ñoo xam ne ñoom seen réew lañ fa war a def ña ngi koy def ba réew mu mel ni mu war a mel yow sa réew jamono jooju ay ndaw ñi ngi jël gaal ndax nee nañu lu mat 100 personnes ñi ngi woon ci gaal gi te gën saa tuuti 14 ñàkk nañ seen bakkan lu ko andi mënuñoo am xëy ci biir réew mi mënuñoo am gont ci biir réew mi tey du ngeen ko gis ci yooyu mu wax ci wala mu ñëw ba ne maa ngi jaale ji waaye bu ñu ne woon France la am mu concerne ay français mu takk avion am ne ma ngay jaale ji Afrique li ñu dal lu métti la ndax suñuy réew buñ ko yoroon niñ ko war a yore li ëpp tey ñiy dem ci gaal yenn saay ay mool lañu li tax mool di dem te mool a ëppoon koom-koom ci Sénégal ndax da daan dem géej teer si jaay léegi am ay millions léegi su demee géej du fa fekk jën parce que Macky Sall signé na jaay suñu gaal gi yëpp Union européenne ak ay bateau chinois ak bateau russe lii mooy problème mu Sénégal bu loolu weesoo ñu wax tuuti ci li fi xew ndax dafa am ku bind ci benn journal ci français ne tout ça pour ça mooy lii lépp fii la mujje nga jàpp lu mat 200 personnes diggante barki démb ak démb nee nañu àtte nañu lu mat 127 personnes tey am na juróom yi ñuy àtte encore Ziguinchor ndax ay mineurs lañu moo tax ñu teqaleenu leen ak ñi nga xam ne majeur lañu te xam nañ fu muy mujje nga àtte lu mat 127 personnes 127 personnes yépp ñu yeewi leen ne leen dem leen ñibbi defu leen dara li ci gën a garaaw ci 127 personnes yooyu boo jëlee ñett yi nga xam ne waxoon naa ko fii ci conférence de presse ñoom lañ doon viser parce que inéligibilité la ñuy ut ndax ñooñu statut leader politique la ñu yor muy moom mi Déthié Fall Guy Marius Sagna ak Ahmed Aïdara Barthélémy Dias keroog bu tegoon tànkam buntu këram wax naa ko fii ñu jàpp ko moom kon fi mu ne nii def nañ ko sursis moom it waaye boo génnee ñett ñooñu 124 yi ci des ñoom ñëpp relaxé wuñu leen de relaxé mooy nee nañu def nañu waaye li ñu def ça n'admet pas une qualification pénale mooy jàpp ñu lu ñu mën a toppee nit la ba di ko jàpp juge bi waxul lool de juge bi dafa ne defuñu dara amul lu ñu leen mën a tiiñal
les faits n'existent pas nga jàpp ci 124 personnes Macky Sall jàpp 124 personnes téye leen 11 jours ci ay caaxaan après ñu ñëw ne defuñu dara c'est-à-dire ku ñëw kër Ousmane Sonko fanaan fa di garde du corps xëy dem boutique ba di jëndi ñu jàpp ko dugal ci fourgonnette à 9h ci manifestation boo xam ne nee nañu 16h la waroon am juge bi ne lii mënuma cee sax fait amul fait ba maanaam dam siy jàpp nit ci régime boobu la ñu nekk tey xam naa ni gàcce gu rëy war nañ ko am bu dee dese na leen rusukaay loolu lu garaaw la lu garaaw la ñu jël nag ñi nga xam ne leader politique lañu te ñenn ñi jiite ay liste ñu ne ñooñu la ñuy coller ay sursis pour ëllëg ñu mën a invoquer inéligibilité bu condamnation bi définitive yàlla def na sax mënu cee am ndax bi ko avocat yi xoolee cadre bi dugg ci te invoqué wu ñu article 34. kon ñi ñu jàppoon ñépp nag militant lambda sympathisant ak ki deful dara yoonam newu ci ndax ñoom ñibbi loxoy neen la ñu bañoon am na ñoo xam dañoo liggéey woon ñibbi di wàcc di ñibbi ñu jàpp leen dugal ci fourgonnette bi ñooñu ak militants yi génnoon di manifester ak sympathisants yi parce que duñ koy mel rek ci leader yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di masaw di leen jaajëfal waaye di saluer surtout seen courage parce que wane nañ ko ba ci devant le juge ñun ñu ngi woon foofu fa la ñuy yendu diggante Guédiawaye ak Ndakaaru mais on était fiers des militants que nous avons très fiers même Macky Sall bu yaakaar ni mën na xoqatal sénégalais ndax na boppam le peuple sénégalais est un peuple très digne du police du gendarmerie du juge moo leen di xoqatal ñu leen di féliciter di leen encourager ndax boo toogee dégg ku ñu téye jàpp ko mu ne leen su ngeen ma bàyyee suba ñu woote manifestation maa fay jiitu kon échec am na ci ñoom te safaanu li ñu doon ut la ñu am finalement ñaareel bi mooy avocat yi wax nañ ko gis nañ seen taxawaay rafet na mat na te mbir mi dafa mel ni avocat yi léegi dañ koo jëlal seen bopp ndax ñooy ñëw systématiquement constitué wu Yewwi Askan Wi joxu leen 50 francs am na ñoo xam ne ñoo dagg seen billet avion dem Ziguinchor plaider foofu daggaat seen billet ñëw te laajuñu ñu dërëm kon ñooñu ñu ngi leen di gërëm waaye di gërëm it réaction yi au niveau international ndax léegi tudd na réaction ci ay hommes politiques yoo xam ne français waaye man damay insister ci réaction yi nga xam ne fii Sénégal d'abord la amee ay intellectuels yoo xam ne kenn mënu leen askanele parti bi wala parti bële te loolu bu amee rek mooy dëgg ngi feeñ parce que nit bu bokk ci parti mun nañ ne day farfarloo waaye koo xam ne kenn mënu koo askanele ci parti bi wala parti bële nit bu xelam di màcc la muy xalaat di wax te kàddoom bariwul gaawu la addu bu demee ba jël xalimaam bind xamal ni dëgg feeñ na kon ñu ngi leen di gërëm mënuma leen lim ñoom ñëpp waaye yéen yëpp yéen a ngi lire journaux yi dafa mel ni soo seetee rek universitaires yi ay dizaines universitaires bind loo xam ne tey au niveau national et au niveau international Macky Sall bu ko desee woon tuuti lucidité fi mu toog war na xam ni mbir mi xëm na ba noppi te kenn mënul ne ñooñu man xaw ma leen Khalifa xamu leen jokkowuñu ak ñun biñ koy def parce que réew day am fu mu toll ku ci noppi rek da ngaa sot ke nga sotal nag mooy ki tooñ dootul affaire politique ndax dictature bii di dox bis buñ ko bàyyee ba mu egg bu paree ci leader politique yi ci askan wi la jëm du universitaire du avocat du notaire du journaliste kenn dootu fi wax foofu lañ jëm moo tax day am fu muy toll dootul xeexu politique dootul xeexu conquête du pouvoir xeexu sauvegarder li nga xam ne acquis démocratique la te loolu defe naa ñiy wax yëpp xam nañ ko waaye ñi réagir yëpp au niveau international gis nañ fi ay artistes man xaw ma leen lu dul xanaa ci seen musique laa leen xamee gis nañ fi ay universitaires gis nañ fi ay mais c'est extraordinaire au niveau africain laa wax ñu jël seen responsabilité daal di wax ci li xew Sénégal parce que nous sommes dans un monde ouvert ku foog ni mun nga manipuler nit ñi ñëpp dañuy suivre actualité di déglu
di xool réseaux sociaux yi surtout nag ndax le meilleur indicateur de la vérité aujourd'hui c'est les réseaux sociaux lu kenn mënul jënd. kon ñu ngi gërëm ñooñu ñëpp di wax nag ni dinaa waxaat tuuti ci samay xarit magistrat yi keroog avocat yi dañu wax lu am solo fi mu ne nii nous sommes à la croisée des chemins lu ne mun na xew ci réew mi lu ne mun na xew ci réew mi ndax kenn weddiwul ni Sénégal réew la boo xam ne mi ngi sous tension li ko firndeel mooy lii